Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. salaamaaleykum Kër Massar na ngeen def ñu ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam rawatina ñuy déglu Unité TV ak di ko seetaan via YouTube ñu ngi nuyu aussi Dakar Sénégal xam nga Afrique àdduna fépp quoi donc tey ñu am plaisir dalal fii maman Marie Aw mu nekk Wallu Sénégal en même temps ñu xamee ko aussi purement PDS maman bienvenue tey ci kër gi Unité TV. Chingo maa ngi lay nuyu à travers sa jëmm ji maa ngi nuyu mbooloo boo xam ne yaa ngi liggéey ci donc Africanité famille rawatina fii ci télévision bi di nuyu bu baax itamit sama doom bi ànd technicien yi nga àndal ak commando wax dëgg yàlla di andi aussi nuyoowu sunu président Abdoulaye Wade muy le secrétaire général national de notre parti le grand parti le PDS mais aussi di andi nuyoo sunu candidat muy Karim Meïssa Wade rawatina nag la grande coalition Wallu Sénégal bi nga xamante ne moom laa am honneur donc représenté fii ci Kër Massar Sud bu ma ci paree nag dinaa dellu si ci délégation bi nga xam ne dañu ma gunge si tey bu ci kanamee dinaa leen mën a lim ma di leen remercier ci gunge yi ma gunge tey fii ci plateau bi. waaw donc première question ñu bëgg nga def redefaat encore une présentation de Marie Aw naka la fan la jaar ak naka la def ba nekk PDS d'abord fii ci Kër Massar. waaw Marie Aw daal day soxna soo xam ne yàlla dafa tuddoon mu war a ñëw fii dëkk fii ci cité Aynou Mady fii ci Kër Massar nekk fi donc habitant de cité Aynou Mady loolu ñuy wax localité boobu laa dëkk man mi di wax ne aussi ndaw la boo xam ne jigéen yaa ngi yëngatu lool ci mbirum développement ak ci mbirum collectivité territoriale ndax itam nag sama liggéey maanaam li nga xam ne ñu bari xamuñu ko ci man ni sama spécialité mooy damay administrer des collectivités territoriales yàlla dogal nag ci loolu muy sama métier yàlla may ma nag ma bëgg nag jëm jooju ñuy wax Abdou Karim Meïssa Wade ma ànd ak moom nag ci mouvement bu magam boobu nga xam ne da ko créé woon booru 2005 2006 2004 muy génération du concret ma ànd cee moom moomu nag laa àndal sax nag dugg intégré law le parti démocratique sénégalais boobu ba tey maa ngi ci nag di ànd ak moom di bay sama waar bu baax a baax ci boobu parti. donc moo ñëwaat dégg nañ ne conseiller municipal nga. donc ci en tant que conseiller municipal naka nga duggee ak ban poste nga occupé woon ak naka nga dundee municipalité bi. waaw 2014 daal la yàlla dogal ma duggee liste parti démocratique sénégalais man maa doon deuxième sur la liste proportionnelle sunu papa bu baax ba ma di ko ñaanal muy Baye Ayoba Touré nga xam ne yéen ñi may déglu yépp xam ngeen ko mu doon icône ci biir PDS yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana jiite woon liste boobu en 2014 yàlla dogal à l'issue de ces élections ñu am ñetti conseillers municipaux ñetti yooyu nag mu doon Mounirou Alioune Kane suñu doom bi ngeen xam muy candidat wu Kër Massar Nord tey ak man mi ak ku ñuy wax Pape Momar Diop noonu yi laa duggee ci maire bi bay ca sama waar nag yaakaar naa ni je pense que ni may déglu xam nañ ne marqué naa man sama empreinte ci biir conseil municipal boobu muy conseil municipal bu Kër Massar. Parlant de la municipalité durant les 7 ans d'existence yow selon yow en tant que conseillère équipe municipale def na lu mu waroon def wala li ñu war a def am na lu bëri li ci des yow ban appréciation nga ciy def. li ma ciy wax rek mooy d'abord ma gindi doomu aadama yi ci mbirum mairie ndax dafay bari première question bi nga mujj wax ak man léegi dañuy gis nit ñi ñu nekk ci biir mairie ba rek ñu ne mairie ba mairie APR la mairie Benno Bokk Yaakaar la
donc loolu day lapsus boo xam ne population yi dañ koy faral di def alors que mairie ba morceau Baye Fall la kenn ku nekk da nga faa duggee ak parti ba nga jóge waaye nag bés boo franchiree nag mairie ba wax dëgg yàlla da ngay nekk au service exclusif de Kër Massar loolu nag ñu ñëpp ñoo ko xam ñu ñëpp ñoo ko manit parce que loolu daf ñuy may toujours ñu waxtaan ci le statut de l'élu baax na nag fii ñu toll ci élection yi ñu xool ni ñuy dugal ci mairie yi ñan lañu parce que bu fekkee yow xamoo lan mooy élu xamoo lan mooy rôle d'un conseiller municipal boo duggee ci biir commune bi yow da ngay jàpp ne politique rek nga fa war a def man nag ma bokkoon ci ñi nga xamante ne macha allah duma ko wax le conseil municipal bi may seetaan nii ci Kër Massar war nañ cee mën a wax li nga xam ne moom laay wax mooy dama teel a ràññatle lan mooy mairie ak lan mooy politique ba tax na wax dëgg yàlla li fa jot a am en matière de délibération ak yiñ ma fa jot a dénk man ci loo xam ne war naa koo mën a doxal yaakaar naa ne wax dëgg yàlla bay naa ci sama waar ba mu yegg bien sûr y a des manquements am na ay manquements yooyu dafa am problème communication bu fa am muy ak ñu bari nag ci askan wi ak ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk maire yi wax dëgg yàlla dañuy def amalgame entre la fonction de maire ak la fonction politique loolu nag lu jar a xool la parce que mairie ba budget ba fa nekk Moustapha Mbengue mi ko jiite moomu ko man moom moo ko budget askan bi la kon dama doon wax sax ne man fii ñu toll nii ci élection yi maire ba dañ ko waroon a tëj. fu la ñu war ko tëj. waaw parce que dañoo bëgg ñëpp demee à chance égale. mais maire ba heure bi man dama gis ni tey le maire lu bëri su koy woote ci wàllu politique dafa lay defee ay AGM fa lay defee ay groupement de femmes même sorties yi mu jot a def ci côté politique bi fa la ko defee ban jàngat rek. xam nga loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a jëli ñu jàngat la. may wax ne gis nga keroog ba ñuy taxawalee Kër Massar département bi la maire bi waroon a arrêté wala ñu yóbbu ñu délégation spéciale parce que loolu mooy dëgg actuellement nii les candidats dem nañu mais demuñu à chance égale parce que candidats yi nga xam ne ñoom ñoo toog tey ci maire bi ñoom am nañu opportunité jël ci budget bi di ci def ay réalisations pas au nom de la mairie mais au nom de leur candidature et ça pose un problème. li ngay wax nii mën a demee. waaw li may wax dafa dama koy wax parce que damaa xam luy mairie. parce que la nga xamante ne moo nekk ca mairie ba ñun ñëpp ñoo ko moom tey jii bu ñu demee ba nekk ay candidats rek kenn waratu la yëngal ci budget mairie. su ma comprendre c'est-à-dire li ma comprendre boo dee doon wax mooy par exemple gars yi dañuy utiliser les fonds ou bien la mairie pour mën a defal seen politique. waaw parce que léegi bu ñu ne subvention aux ASC mais c'est pas le maire c'est pas Benno Bokk Yaakaar moo def subvention aux ASC. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nit ñi nga def waay. ça va kooku la dañu bëgg nga présenté wu. man Chérif Baye responsable politique Kër Massar Nord. Chérif Baye Kër Massar Nord. oui. donc Chérif ñu ngi la bëggoon laaj yow lan moo waral sa woote. dama doon félicité d'abord waa TV. waaw. di félicité suñu yaay suñu jigéen madame la maire Marie Aw. ok. di ko ñaanal yàlla may ko ndam yàlla may ko sutura may ko musal ci jàpp. si moom invité nga ko xam ni jigéen bu mat góor. jigéen bu. bu mat góor. ok. ku bëri xam-xam. nit ku xam nit ku xam politique locale. parce que Maria madame la maire Maria ginnaaw nouveau intellectuel. nekk na secrétaire général. secrétaire principal mairie bi de Thiaroye Kaw. ok. lépp lu mu wax da ko maîtriser. comme ni mu maîtriser de loxo. ok. dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam mu sedd buy. amiin Kër Massar Sud. amiin. di ko félicité di ko encouragé. Kër Massar nag ñun yàgg nañ fi yàgguñu fi. ñu war a bàyyi dëkk suñu mbir yi koo xam ni jàngu xamul mbir xamul administration muy def. alors Chérif. oui. Chérif
yow dama bëgg a wax ni suñu actuel maire muy Moustapha Mbengue jàngul amul xam-xam wala pour mu gën a leer quoi. non dama ne. waaw. Kéema sax. waaw ma tudd kenn. danoo bëri war a bàyyi. waaw. ku jàng. parce que lu tax moo doon. maanaam yow mu toog noonu. comme tey bu mu ko taxoon tey jii biir Kéema Sarr Sud. jarul muy dem di jàngat. wala jarul muy jaar di xool géej. parce que xam na mbir yi naka lay doxee. mais boo tax koo xam ni xamul mbir yi muy doxee. muy def di jàngat. ça nous prend 2 ans wala 2 ans et demi. kon boog bu ñuy dëkk mi nañ dëkk koo xam ne tey jii xam na mbir mi muy doxee niveau intellectuel mën na loo xam set na te Maria fa koo xam ni tey jii Kéema Sarr xam ne loo xam set na wécc. en général ñëpp kuy demandé mbir yi 90% yi ay jaay suuf la. Chérif. oui. dafa mel ni da nga bëgg a wax ci ñiy laajte mairie Kër Massar yëpp seul Maria moo ci gën a am xam-xam moo ci gën a am niveau ñi si des ay nilaar lañ si je comprends bien. elle est bien placée pour diriger mbir yi am na ñoo xam ni am nañu xam kenn war a jóg mais tey jii ku xam mbir yi ba nga Maria gis mo si ñoom. tous les 16 candidats tous les 16 candidats tous les 16 candidats mënoo si génn juróomi conseil municipal kii nag nekk na conseil municipal nekk na secrétaire comment dire secrétaire municipal. kon kenn xamul ko ci 16 candidats yi kenn gën ko xam léegi. ok pour am doole. comprendre nañ. ok ñu ngi lay jaajëfal kon. merci beaucoup jërëjëf. merci maman. jërëjëf Chérif Baye moo doon woote noonu. waaw waaw. donc sur ce ma bëgg nga eggali li nga doon développé maanaam na candidat actuel yi bàyyi di utiliser les fonds de la municipalité et le milieu pour faire leur campagne. waaw bala may développé rek. waaw. nga may ma nuyu le grand Chérif Baye. mi nga xam ne jël na fi léegi woote fii. moom nag ku ma xam la moom Chérif Baye ku ma yàggal la itamit moom aussi ma di ko ñaanal moo candidat bi mu am noor muy Mounirou Aline Kane yal na leen yàlla may ndam ñoom aussi di ko remercier ci intervention bi mu def ma wax ne sànq dama ne. waaw. bu ñuy dem di def compétition ñun ñëpp dañoo war a taxawee ci ligne de départ ñu may ñëpp chance mais bu fekkente ne yow ñi ngay taxawal ci ligne de départ dañoo bokk budget mairie dama lay wax de. maa leen déglu de. bu ñuy joxe subvention génnewuñ ko seen poche ci mairie bi lañ koy génnee bu ñuy dimbali nit secours génnewuñ ko seen poche ci mairie bi lañ koy génnee kañ koy jox defe ne kooku kat diw moo ma dimbali candidat bee ma dimbali déedéet candidat dimbaliwu la de Kër Massar ñoo la dimbali ndax budget ba du wàllu kenn ñépp ko bokk. moo tax bu ñuy waral di def ay élection loolu je pense que président Macky Sall da ko war a xam sax ndax yàgg na ci décentralisation xam na lan mooy élection municipale waaye bu fekkee dafa jël ay ñoñom nëbb leen ci ginnaaw jël mairie jox leen jël xaalis ba jox leen ñuy mandat ak a def lu ne dama ne loolu jaaduwut te dañoo war a xàmmee poosu maire ak poosu askan wi. mais si je comprends loolu dafa jar a xàmmee. su ma comprendre bu baax dafa mel ni au sud il y a une personne qui est dans la mairie mu nekk. chef de cabinet bi moom mooy. Matar Mbengue. Matar Mbengue mooy kii bi di mooy. kon da nga bëgg a wax ni Matar Mbengue dañ koy jàppale à travers la mairie pour mu def. dama ne Matar Mbengue mi nga xam ne mooy candidat bi. waaw c'est le chef de cabinet du maire. et la mairie est toujours fonctionnaire. démb bu ma gisee ñu naan subvention aux ASC. j'espère qu'on va faire le compte administratif ndax compte administratif bi bu ñu koy def defe naa ne bu ñuy joxe subvention aux ASC conseil yi war nañoo teew conseil yi ñoo war a joxe loolu mu leer aussi ci ñi nga xam ne ASC yi ñu koy jox mu leer ci ñoom ne li ñu leen di jox c'est pas Matar Mbengue en tant que candidat c'est la commune moo koy joxe gis nga yooyu amalgame tant que li jëntiwuñu ko dama ne li war a sotti wala li war a leer ci Kër Massar day des te loolu j'en interpelle le gouvernement dafa am loo xam ne nañ ko servicé gis nga fi ñu jëm dañuy jogante te jogante ci local dafa laaj démocratie bu mat sëkk nañ ko servicé te kenn ku ne dama ne nañ tëj mairie bi nañ tëj mairie bi te futteeku dem kenn ku nekk demee sa poos ak sa xel bu ko defee askan dinañu mën a tànn ki ñu bëgg a tànn. mais dafa yomb trop nag. maman gars yi dama dégg am na ay questions yu ma waa kër
dafa jox ñu ne ma seulement dafa am li nga bëggoon si maire bi jotoo ci moo tax heure bi ngay saltel ak di leen giree loolu ban tontu nga leen di andil. xam nga man ndeysaan ku ma xam-xam ne man duma def politique bu ñàkk civilisé la preuve def naa 7 ans ca mairie kenn musuma dégg dem nañ sax ba may tuumaal man dem nañu sax ba am ñu may tuumaal naan Marie Aw Benno Bokk Yaakaar dafa bëgg a rallier waaye yéen ma ne ku bëgg a rallier ni man ngay def man dama marqué sama empreinte ca mairie man ku ma xam-xam ne ci fair play laay demee mais ci dëgg laay demee man gisuma lu may bëgg ci Kër Massar bay tilimal Kër Massar la ma fa war a nekk def naa ko muy 7 ans dëgg nag yàlla moo ko moom man fu ma toog dëgg ci laay dox dama ne am na action yu ñuy def ci mairie bi waruñu cee gis ay responsable Benno Bokk Yaakaar ay adjoint au maire lañ ci war a gis ak i conseillers municipaux parce que c'est le budget municipal te loolu duma ci dindi dara ba tax na bëgg nañ ci mairie bi bëgguñu ci mairie bi defe naa loolu weesu na parce que actuellement ñoo ngi fas yéene dem ci ay élection ay joŋante. mais maman am na lu ma bëgg fu ma bëgg ñëw. yaa ngi si temps bu léegi. maanaam yow maire ñu bëri dañ ne da nga am fit lu tax nga am fit mooy yow da ngaa bokk ci ñi taxaw ne Assome n'a pas le droit madame la ministre Aminata Assome Diatta n'a pas le droit de venir dernièrement à Kër Massar ba pare ñëw bëgg fii doxalee ni muy doxalee loolu dama bëgg ndax yaa ko wax. wala wax man li ma wax man loolu moo ci gën a ndaw man dama ne Macky Sall dafa yàpp waa Kër Massar. Macky Sall dafa xeeb jigéenu Kër Massar parce que xeeb moo tax ca wàllu parteem mu dem jëli cas importé jëlee ko Bignona ñëw andil ñu ko imposé ko jël récépissé parteem jox ko loolu nag yéen waa Benno Bokk Yaakaar jigéenu Benno Bokk Yaakaar yéen a koy lijjanti mais jigéenu Kër Massar aussi dinañ ko lijjanti parce que ñun nous avons des compétences fii dafa am jigéen ñoo xam ne dañu fi yàgg dañ fay yàgg nekk di sonal askan wi kon loolu man damay bàyyi rek ñoom ci seen biir defe naa pëcc xoo baa nga fa defe naa ne ñoom la njëkk xeeb sax Macky Sall waa jigéenu Benno Bokk Yaakaar la njëkk xeeb ba pare soog a xeeb jigéenu Kër Massar ñu koy wax nag ne ko loolu mën na ko imposer biir Benno Bokk Yaakaar mais mënu ko imposer biir Kër Massar parce que li tax ñun dañ fee am ay ressources humaines de qualité ñun dañ fee am ay jeeg yu mat jeeg yu waa Kër Massar yónni nag te yàkkamti leen. jeeg yooyu dégg naa nga ciy jéem a coaliser ak Dieynaba Ndiaye. Dieynaba Ndiaye ci la bokk ci jeeg yi la bokk gëm boppam Aïda Seck ci la bokk waaye kenn nag du sunu candidat nag départemental koo koy fat sax kooku la PDS yónni ca département bi te yàkkamti ko man mii ñu teg ma fii au sud kon Assome na xam ni. mbir mi du yomb de. yomb noonu si yow xool militaire yi allo salaamaaleykum. allo. yaa ngi en direct kooku kan la. man la Sarr. yow la. monsieur Guèye. monsieur Guèye ça va vous allez bien vous êtes en direct. ça va alhamdulilah. ça va bien monsieur Guèye. waaw dama wootee rek di rafetlu émission bi. avec madame la maire. ok. di ko sant parce que vraiment liggéeyam Kër Massar rafet na te wax dëgg yàlla ñëwee nañu ko maire bi. te incha allah rabbi moom soobee yàlla. ñu ngi kontaan ci sa appel di ko rafetlu lool. merci très prochainement rek kon. waaw incha allah nga nuyu ma ko baax da koy dégg si maa lay fay bu baax Guèye di la ziyaar yow tamit di la gërëm di la wax amiin sa ñaan yow yàlla na ko yàlla def. kon moom Marie Aw yow da nga nar a def xeexu njaago ak sa jigéen ñi nga lim nii ak. waaw xam nga en politique. alter ego dafa am solo. wala patt mooy wax ak patt. lafañ mooy wax ak lafañ. gumba mooy wax ak gumba. alter ego dafa am solo. te ku nekk xam na ne ñun fi ñu jëm nii dañoo am yaakaar ci jigéenu Kër Massar. ndax coono yi nga xam ne moom la jigéen ñi nekkee. ñu xalaat ne vraiment war nañu andi tey. place de choix mën nañoo jël jigéen yoo xam ne mën nañu am place de choix dans la municipalité pour régler les problèmes des femmes d'ailleurs Singo loolu moo waral Sénégal yëpp ba mu daj Sénégal yëpp ba mu daj Kër Massar rek moo fi am bureau paritaire. mais parité boobu ngay wax. waaw. fan yii passé dafa am benn coow bu toj bu mooy boo xam ne man dama ko dégg ak samay nit. Iba Ndiaye Rose nee na benn jigéen rek moo fi valable moo fi def lu baax te kenn la du seen morom mooy
madame la ministre Aminata Assome Diatta bu dee noonu la ko waxee mais noonu laa déggee yéen ngeen ko interpréter lan nga ciy wax ci loolu. xam nga Iba Ndiaye Rose bu waxee loolu moom defe naa ne keroog panel ba mel na ni mbàccu gerte ndax ñun ku ñu gis xool ñu bu baax ma leen di xool yéen ñi may seetaan ngeen xool Assome Diatta mu toog ngeen xool Dieynaba Ndiaye mu toog ngeen xool Aïda Seck mu toog ngeen toog ngeen seet Adja Fatou Sow mu toog ngeen xool Angleterre yem na ak pomme de terre. kan mooy Angleterre ak koy pomme. loolu rek laa mën a wax ndax ñun Macky Sall la ñu mere ñun dans tous ces trucs là Macky Sall moo ñu yàpp mais loolu nag on va laver l'affront yow kii Ibrahima Ndiaye Rose 2 mandats yow xam nga sama doom waaye tu ne paies rien pour attendre am nga droit nag dem faral ki nga faral te xam nga Kër Massar Chingo billaay dañoo war a bàyyi lii gis nga 2014 yàlla dogal na nii lañ fi andee woon ay cas importés. comme ñan. ay ñoom Alsaan Ngom bi ñu fiy génn ay bët yu toj lañ fi génnee te amuñu dara non on avait 23 listes en 2014 parce que Kër Massar aussi il est temps ñu gëm suñu bopp gëm ñi ñu nekkal ci biir dëkk bi mais mënuñu chaque élection bu jotee ñu am ay cas importés ñu ñëw taxaw ñu ñëw naan ñii ñoo war a nekk ñu ci ñii ñu génnee seen i weccet dugg franchement man damay woote gëm sa bopp kii moomatu ko ñoom ñi koy représenté fii moomuñu ko ñépp nañ ko moom nañu approprié wu gëm suñu bopp te xam ne suñu Kër Massar gi ñun ñoo ko mën a développé suñu bopp mais mënuñu à chaque élection xoolal nag yow tamit ci ngoo ay kanam yu bees yoo xam da ngay romb sax léeg-léeg gis benn affiche ne kii kan la 16 listes pour une commune comme Kër Massar Sud vraiment c'est aberrant. dégg naa aussi si gars yi ñu koy waxtaanee ñu ne soo xoolee candidat yu bëri yaawoo ñu Kër Massar yow loolu ban jàngat aussi nga ciy am. man daal li ma la mën a gis daal mooy man nji sa jëmu bopp. yow fi nga yeewoo wala yeewoo fi. man fi ak ku fi yeewoowul nañ xool ñi fi yeewoowul ak common town yi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw rek pour élection ndax nit ñi demaat seen yoon man Marie Aw j'ai pas besoin may demander wala ma dox ci mbedd mi te gisoo ku ne Marie Aw loolu dafa am solo ndax gestion locale dafa laaj nit ki nga xam ne yaa moom yéen a dëkk yéen a bokk ay réalité man si ngoo fii ma dëkk nii xam nga sorewulee maa ngi ci biir ndox mi j'habite dans un quartier inondé depuis quand depuis 2002 maa ngi ànd ak moom donc damay woo rek askan bi ci loolu conscientisation boobu ñëw wax ak yow ci élection ñëw lu tuut mu jël la jox la bu dee mbootaay mu jox la nga woteel ko mu sànq suñu dëkk bala nga koo gisati dañoo soxla waat dagan baatu askan bi loolu jar naa bàyyi xel ci ngóor te maa ngi ciy woo nag Kër Massar waay yépp ñu gën a bàyyi xel ci loolu prudence parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Unité TV. Unité TV. Unité TV. Unité TV.